mbokk yi di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na ak si yéen kon ci xibaaru digg bëccëg bi la ca gën a fës béykat ya nekkee ca Joñik jàpp Kër Madiabel ñoom nee nañ baaxut qualité engrais bi ñu leen jox la ñuy ŋàññ xamal nañu ko nag jëwriñ ji ñu dénk mbay mi ma nga woon ci tournée diggante Kaolack jàpp Kaffrine moom ministre Abdoulaye Seck foofee la mu gis moo di ba waxtu wi campagne bi mi ngi jaar yoon lu jëm ci mbir yi kon taalibe yi ñuy rocc ci mbedd yi sëriñ daara ya ca Jurbel ñoom mer ba fut la ñu ca def la ñu gis moo di ni daara yi la ñuy wiisee ci boobee xeex Abdoulaye Wilane ni bu ñu leen doon ciblé moom du ca d'accord waaye monsieur bi jàpp na ni lu mën a kon jëmale nekkinu taalibe yi kanam la wàllug lekk gi yanam ya ñuy dundee sàngara si ak tux mi ñett yi bokk na ci gën a fës ci jàngoro yi dul wàlle li nga xamante ni moom moo koy jur yooyee musiba demee ni cancer diabète wala yenn maladie yi ci wàllug nokki enquête step moom moo ko fesal ci talaata ji gëstu bi ñu ngi ko def ci diggante ñoom fukki at ak juróom-ñett jàpp juróom-benn fukki at ak juróom-ñeent lu jëm ci wàllu politique force de l'opposition yi ñoom wax nañu la ñu bëgg ñoom àndandoo Modou Diagne Fada yi moo di fichier électoral bi ñu defaraat ko ba pare daal di koy jébbal Sénat naka noonu ANSD bi yor wàllu statistique yi ndax gis nañ ni ñoom war nañu ca mën dara àdduna ñu it ci limu député bi ñu njort ni ci assemblée nationale nguur gi bëgg na ko yóbbu ba ci téeméer ak juróom-benn fukk tàggat yaram basketball ak gaynde yi nañu doxale ca joŋante yu mujj yi gannaaw ba ñu ñibbisee loolee ñu ngi koy rafetlu boobee prestation gis ni phase test la woon ci ñoom dana leen mën a may sax coupe bi teguwaat seen loxo fii ci déndu Afrique seen entraîneur it lu jëm kon ci déggoo gi ñu déggoo ak moom àdduna ñu ci ponk yaa ngoog kon bis tuut ñu yaatal ko. dellu rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias dañoo mer ñoom béykat ya nekkee ca Joñik ak Kër Madiabel fële la kon ca boori Saloum la ñuy naqarlu nag moo di qualité engrais bi nga xamante ni teg nañu ko seeni loxo kañu ko àggee moo di jëriñ ñu dénk wàllu mbay mi ci boppam moom ministre Abdoulaye Seck tournée la doon def ca Kaffrine ba ci diwaanu Kaolack àddunañ fa ci campagne agricole 2016 2017 la mu gis moom moo di mbir mi jaar na yoon Alassane Ba. fii ci kanamu magasin engrais bi la ñu joxante rendez-vous ñu ngi fii nag ci Joñik département bu Mbirkilaan région bu Kaffrine baykat yi nag nee nañu lu leen metti moo di li ñu jot ci engrais nee nañu doyut. engrais bi moom wax dëgg yàlla bu ñu sañoon ñu dolli ko ndax 7 kilos wax dëgg yàlla xam nga ni mu demee ci kaw mais nag ñu tuuti nit ñun daal. ñu ngi gis suñ gerte bi gerte gaa nga sax amuñ benn engrais bu ci def ñu dikk ba fi ñu taxaw ñu naan ñu juróom-ñaari kilo engrais juróom-ñaari kilo engrais duñ ko jox nit. jiw bi 25 kilos lañ jot gerte gi sax baaxul. beneen dëkk bu baykat yi ne li ñu jot doyut Kër Madiabel. baykat soo koy jox da nga koy jox lu doy loo xam ne su ko bayee mu am dara mais jox ko loo xam ne dañ ne jox nañ la toj jox nañ la engrais jox nañ la jiw jox la engrais te liñ la ci jox dara matul. boo seetee matériel agricole liñ ci daan am néew noonu leer ren foruñ ci am dara bëgg nañ nag bu baax ngay wax opérateur yi ñu seet semence bu baax a baax semence de qualité ñi duñu ko jox. ministre mi yor wàllu mbay mi Pape Abdoulaye Seck wàcc ci terrain bi moom nag li mu gis ne moo di ne campagne bi mi ngi dox niñ ko bëggee. jiw bi baax na baaxul yàgg na doon coowu ci Sénégal mais léegi ak pexe yi ñu teg ak xaalis bu ñuy dugal ci beesalaat jiw bi toll nañ foo xam ni tey lu gouvernement bi di dugal loxoom lu ñu tuddee semence certifiée moo ëpp lu ñu tuddee semence écrémée bi nga xam ni dañ koy tànn ci mbay mi mbirum engrais bi tam engrais bi nga xam ni moom la ñuy jëfandikoo ci mbirum gerte bi engrais boobu muy 6-20-10 engrais boobu tam mi ngi fi. gerte gi commencé na jébbi ginnaaw taw yi jot a wadd ci diwaan bi ci biir entrepôt yi nag jiw jekk engrais bi mu ngi fi ba léegi donte sax ñenn ci baykat yi nee nañu dañu jot doyut. kon qualité bu néew bi ci lu jëm ci quantité bu néew boobu la ñuy naqarlu ñoom baykat yi foofee ci jawriñ ji la ñuy des ba tey ji moom ma ngay avertir ñooñee ñuy wooyee gros producteur Abdoulaye Seck wax na ak ñoom daal ci lu jëm ci li nga xamante ni moom lañ leen di faral di reprocher nee na ñoom ña nga wékku léegi ca DRDR directeur régional ak kon développement rural ca tournée ba la ko àggee ñooñee ñu naan gros producteur
kër ngir ñoom it ñu xam naka la ñu war a taxawee ministre de l'agriculture Abdoulaye Seck. gouvernement bi gëm mooy mbay mi dafa am ñu bare ñoo xam ne bokkuñu ci boole ci seen bopp saa yoo ne campagne agricole commencé na la ñuy jëkk a def mooy taxaw ci ministère bi daal ni gros producteur la maa ngi bàyyi fii maa ngi bàyyi fële nañ ma jaay fekk bayu tous lañ la jox nga jël ko sotti ko di ko jaayat ay nit yoo xam ne sénégalais lañu comme yow loolu mooy tax xaalisu mbay mi au lieu mu dugg ci biir suuf si day dugg ci poche ay nit loolu ñun ñëpp dañ ko war a xeex moo tax ñu ni kii daan sol dàllam tudd William ñëw taxaw daal di baykat laa ñëw fekk ma Ndakaaru ni ma gros producteur ma agréé ko di ñëwatee léegi dama koy ni sëñ bi yow foo dëkk mu ni Kaffrine laa dëkk man ko kon nga dem seeti DRDR bi. ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi mangook taalibe yi ñu tàmbali di jëlee ci mbedd mi fële kon ca Diourbel association départementale ba ëmb jàngalekat yi alxuraan yi ñoom ànd ñu ca boobee dogal mere nguur gi la ñu def ba waral ñu amal benn assemblée générale la ñu ca gis nag ci rocc taalibe yooyu moo di ni daara yi ci boppam la ñuy visé Mohamed Diop Talla Samb lañ fay fekki ji. association départementale jàngalekat alxuraan yi nekk ci biir diwaan bu Diourbel ñoo daje ab assemblée générale ngir naqarlu décision bi nga xamee ne nguur gi jël na ko ngir jële xale yi ci mbedd mi. kenn mënu ne tee yelwaan fii fi njaareen nag li ma leen di wax saa suñ fi ramassé ab donga te yelwaan képp tax ñu ramasse ko yelwaan képp tax ñu ramasse ko na ko donga yëpp yëgandoo waxuñu nag ko tooñ waxuñu sëriñ daara boo xam ne da nga génn cadre jàngale dem def lu bokkul ak loola waaye bépp sëriñ daara boo xam ne yaa nga ca daara di jàngale wala donga boo xam ne jël sa pot yalwaani ci lañ la ramassé na ko donga yëpp yëgaloo. jamono ji sax am na ay jàngalekat alxuraan yu am jafe-jafe yu rëy ngir dundal seen i taalibe. bu ñu ne woon donga yi duñu yalwaani tey fu ñuy reere buñ ne duñu yalwaani suba fu ñu ndëkkee buñ ne buñu yalwaani añ fu ñuy añee loolu te séentu wuñ ko ci état bi ndax mënu ko dundal donga yi séentu wuñ ko ci moom ministère bi séen nañ ko tey ci Ndakaaru daara yem wax ne ma nga leen di dimbali itam nangami saako koy ceeb mbaa fukki junne ak juróom la leen di jox loola séentu wuñ mu yor na. maître coranique yi nekk ci diwaan bu Diourbel amaloon assemblée générale nee nañ mbir mi daal dafa mel ni nguur gi mooy xeex li nga xam ne mooy daara yi. association maître coranique yi nekk ci diwaan bu Diourbel nee nañ mbir mi dinañ ko xeex ba fexewaat xale yi mun a delluwaat ci mbedd mi. Abdoulaye Wilane moom wax na ci nee na xeexuk daara yi bu doon moo tax a jóg bi mesure moom du ca ànd àdduna it ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di handicapé yi ñu bëgg leen ci boole waaye lu jël ci projet bi jëm ci projet bi nguur gi sumb génne xale yi kon ci yenn situation yi leeral na ni moom itam nga ca biir Abdoulaye Wilane ci micro Alassane Ba. dañuy jàpp xale yelwaan ba tax silmaxa yi ñëmatuñu yelwaan lafañ ñëmatu la yelwaan laago mënatul yelwaan te sarax am fu ne ci àdduna bi Amérique ak France ak foo dem nit ñaa ngi yelwaan am na néegu gotalu yelwaan réew mii nag mënoo fi tere baadoola bi nga xam ne nii dimbaliwuloo ko donte kon gouvernement bi am na ay solution ak ay proposition yoo xam ne mënoon nañu cee régler problème wu laago yi laago yi nga bëgg na léegi nag ñu leen di bund xetal ba nëpp mu mel ni dañu mel ni kuy bund xetal daara ñun bu dee bund xetal daara la mënuñ ci ànd loolu moo tax démb ak bëgg dem weekend bi yëpp kilifa daara yi nekk ci Kaffrine ñu leen seet si ma leeralal leen ne leen loolu du pexe du yéeney Macky Sall biñ ñu bëri ñu ne ma kon waxal Macky Sall ak gouvernement am ak ministre de l'Intérieur ñu sàkku ci préfet gouverneur yi ñu recensé daara yi nga xam ne daara la ñu fexe ba kenn du ma mbala toroxal benn taalibe waaye itam fexe ba kenn du ko noonale moom président Macky Sall ak ñi mu àndal ak sëriñ daara yi ak borom daara yi ak ndongo daara yi loolu nag gannaaw ñuy gàmmoog ñi daal dem bokkuñu dañu bëgg président applique nu mu gën a gaawee. benn rapport bu ñu génnee rapport préliminaire l'enquête STEP ñoom ñoo ko def ci facteurs yi nga xamante ni moom mooy jur feebar yi ñu jàpp ni du wàllante bokk ci lu demee ni cancer diabète feebaru xol wala li nga xamante ni sax moom moo di yenn ci feebaru nokk yi l'enquête bi ñu ngi ko def ci ñu am fukki at ak juróom-ñett jàpp juróom-benn fukki at ak juróom-ñeent la mu fesal nag moo di li gën a jur foofa feebar yooyu ñu junj bokk na ci lekk gu bon waaye it lii di sàngara
démocratie naka noonu tux mi moo di ñu gën a joxoñ njëriñ ñu dénk wàllu ko wér-gu-yaram professeur Eva Marie Coll Seck moom moo ci indi ay leeral ci résultat bi ak li nga xamante ni moom la ñu jot a gis ci l'enquête bi ci micro Cheikh Tidiane John caméra Ababacar Camara. waaye li leer bi leer plus ngay mag plus ngay am yenn feebar yi waaye diabète itam ak tension gis nañu ne dañ koy gis ci dëkku taax yi dañ koy gis itam ci monde rural bi maanaam su fekkee ne nit ñi dañoo xalaat ni ku nekk ci taax rek yaay am diabète ak leen loolu du dëgg soo demee sax ci monde rural bi di nga ko gis kon loolu itam am na loo xam ne wax nañ ci liggéey ak yeneen loolu moo tax ma mën a wax ne résultat yi dina tax ñu gën koo tas ci askan wi ñëpp xam ko léegi ñëpp mën a aar seen bopp ci yenn feebar yi te xam naa ne loolu suñ ko defee yu bari dina dëñ wala mu wàññeeku. kuréel gi ëmb kon yenn ci parti kujje gi entente des forces de l'opposition ñoom la ñu bëgg moo di refront fichier électoral bi ñu tasaat ko defaraat ko waaye bi yoon bu ñu ko defee nañ ci dugal waa Sénat ak ANSD ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu statistique ngir mbir mi gën a leer rawatina ak élection yi ñuy dëgmal ci conférence de presse bu ñu amoon seq janoog waaye taskatu xibaar yi daal nañuy waxit limub député yi ñu gis ni nguur gi bëgg na ko jële daal ci lim bi fi nekk yóbbu ko ba ci téeméer ak juróom benn fukk Aliou Sow moom lay fopp dénkoon kàddu bis bi ci seen conférence de presse boobu ñu teewlu ko ci micro Cheikh Tidiane Thion. ci xel bokk ci lépp gis-gis dañ jàpp ne député yi Sénégal muy penc ndaw réew mi xam nga lim bi tey nekk na téeméer juróom fukk nguur gi nag da koo bëgg a yokk moo yokk dépasse dañ koy jàpp di ko dëgëral te di ñaan yàlla sax loo xam ne mën na yokk seen doole ak seen taxawaay ci biir réew mi ñun ànd nañ ci loolu ay la mën nañ koo jël dénk ko Sénat ñëpp la fi nekkal ñëpp la fa teewal ñëpp xam ne tamit Sénat ci xam-xamam matuwaayam ak jaar-jaaram mënee na fi mu nekk ni gàddu mbirum wote mi nañ yokk dooleem rek ak mën-mënam jumtuwaayam dénk ko li nga xam ne moo yor mbiru fichier bi ñu dénk ko Sénat nag sukkandiku ci liñ naan ANSD mooy kuréel gi nga xam ne agence bi nga xam ne moom moo yor lépp loo xam ne ci wàllu jàngal la ci wàllu statistique ci wàllu askan wi mooy population. li mu pa député yooyu ñu ni bëgg nañu ko yokk askan wi ñoom joxe nañu ci seen xalaat ñenn ñi daal di jàpp ni war na mën a nekk am ñu gis ni li fi ne doy na sëkk ngir bu fekkee ni waxal askan wi donc moom moo leen ñor ñu waxal askan wi député diaspora bi sax boole nañu ko ca reportage Fatidien la ak Mohamed. Malini Diop ak Ousmane Diallo ñaari dawalkatu clando lañu tey jii nag ci seen bërëbu liggéeyukaay pencum ndawi réew mi bokk na ci la ñuy waxtaanee laam-laame yokku limu député yi kenn ku ne ak jàngat bi nga ci am. man su ma nee kër gi kat war nañu yokk lamp yi caabi mais soo nee yàq courant la est-ce que dégg nga fekk affaire bi et loolu moom mooy sécurité réew mi sama gis-gis waaw. yaakaar naa. jàngalekat yi ne fii li ñuy kaas problème lañ am ñoom it kon boo fi naree ñëw di yokk ay député te député yi amaluñu benn njariñ seen bopp rek lañ fi nekkal li ñu war a kaas yëpp bëri na te kaasuñu ko ñoom ñëpp majeure partie bi ñu ngi féete ak Macky Sall te féetewuñu ak peuple Sénégal bi. soxna si moom daanaka mook malay ni ñoo xaw a nuroo gis-gis li mu jàpp mooy li yitteel askan wi du loolu leneen itam lu mu xamle ne député yi bu nu leen fale rek. dañu daal di fàtte askan wi léeg-léeg. bu ñu ko yokkee moom ba musiba beneen musiba du am. député bi ma voteel mosu ma fa gis ñu mosul ñëw suñu gox pour ñu ñëw sax visite ni wala nangam ak nangam wala mu laaj ñu suñu lu ñuy soxla wala dara mosul am. doomu Sénégal bi nekkoon lu yàgg bitim réew dafa jàpp ne naataangoom yi ñu tudd ci mbir mi du moom moo leen yitteel dañu bëgg rek mooy am seen xalaat boo xam ne dañ koo fas yéenee def. circulation mooy que ne train de vie Sénégal moo cher bu demee sous région ñu gën yombale li ñuy dund kër nañ jëm xool si yooyu tey jii nga xool tey jii boo amee tey jii benn cinq doom si kër rek nga war a xëy ci jox leen ndékki añ reer rek déjà loolu beneen charge la. ñenn ci kujje gi yëkkati woon seen kàddu ne daal seen xel dafa tey ndax dañoo jàppoon ne ñi nga xam ne ñoom ñooy njiit yi dañoo fas yéene yokk limu député yi ci assemblée nationale ba nu waxee xibaar ba léegi nag coow laa ngi wéy.
Fati Dieng di ko gërëm wax ca ña daan xëy ma Sénégal ñoom seen xeex jeexagul nguur gi la ñu bëgg mu fay leen ba mu mat sëkk léegi milliards yi nga xamante ni yoreel na leen ko gannaaw 130 millions yi mu génne woon maître Massokhna Kane nee na da leen koy delloo ndax mënuñu ko séddale junni ak juróom-ñaari téeméeri agent yoreel nañu leen lu ëpp ñetti milliards yu tekk daaw fukki weer ci ginnaaw 130 millions la ñu ciy dugal ñu bëgg koo dàbbaliwaat ñu lànk ba tëdd nee nañ xaalis bi namat di sa prera 150 millions yi leen nguur gi avance ci bor bu mu leen amel ex liggéeykat yu ama Sénégal yi dañoo lànk ne duñu jël xaalis boobu 1777 liggéeykat yooyu ne xaalis bi dafa néew lool ba tax buñ ko séddewee sax ku nekk fukki junni rek nga ciy am. xaalis bi duñ ko jël foofu lañ koy bàyyi ndax boo ko séddalee kenn ku ne doo am 50 000 francs loolu fajul soxla lànk nañu ba tëdd état Sénégal la ñuy interpellé ñu fay na sunu xaalis. ak tabaski bi jub si ex agent ama Sénégal yi ne ñoom sax lu ñu bëgg léegi mooy nguur gi fay leen lépp lu mu leen ameloon bor boobu weesu 3 milliards de francs CFA. bor bu nu état Sénégal yoreel la muy 3 milliards 98 millions ñu dugal ci 130 millions mu des 2 milliards 900 et quelques millions loolu la ñu bëgg a jot tabaski gaa ngi ñëw jógee nañ ci korité ku ne xam na ne père de famille moom bu tabaski ñëw korité bu jógee ci korité day am ay problème moo tax nu bëgg état Sénégal fay nu sunu xaalis. waaye ci biir collectif bi ëmb ex agent yi am na ci ñuy tuumal njiit yi ne dañoo détourné 150 millions yu mujj. li may leeral fii nag mooy yéen a ngi dégg ay nit di wax dama ne ñooñu mosuñoo bokk grève de la faim marche sax mosuñu cee bokk c'est des agitateurs te loolu nun duñ ko def mosuñoo dox mosuñoo bokk ci dara li ñuy wax lu sotti am borom ñu dikk fii di rëy làmmañ c'est des poltrons qu'on soit clair. fukki at ginnaaw ba nguur gi amalee liquidation bu ama Sénégal ex agent yi ñoo ngi woy ba tey di réclamer seen ay indemnité. promoteur hôtelier yi ñoom it àddu nañu ci li ñu leen di ji ñooy wàllu gerak yu ni mel ne nañ dara mu ci bori corniche boobee ñu nekk di tabax ak yëngu këyit yu leer moom moo tax ñu toog fa ba tax na bu ñu leen bëggee it yëkkati du yombee noonu gis nañu ni lu ni mel bu amee junni ak ñaari téeméer ci emploi danañu ko ñàkk ca ña fay jot yëngu ñu ànd ci ak Maymouna Ndiaye leeral yi Mohamed Diagne. ñeenti projet yoo xam ni tënk nañ ko ba noppi nas ko nar koo tëral di ci nar a dem ni koppar nekk ay milliards yu bari tabax yi ñu dooroon ko mujjantal ga ñu arrêté lépp promoteur yi fi mu toll nii dañoo jaaxle. Le PSE, le plan Sénégal émergent. li ma jaaxal rek mooy PSE plan Sénégal émergent njiitu réew mi daf ko fee teg nee na dafa bëgg a gunge kër liggéeykaay yi nga xam ne ñoo ko soxla ñun nag bu ñu ñëwee def suñu tëralin nas ba noppi tabax ba lépp sotti ñu ñëw rek mbir yi demee nii dafay mel ni loolu mënatu antu fi mu toll nii jaaxle nañu loolu. du spoiler. ñu bootu ci ab collectif ñi nga xam ni ay promoteur lañu ñu bàkkee leen ci hôtel yi nekk ci corniche bi nee nañu corruption bi ñu leen tuumaaloon dara amu ci xanaa kay leneen la ñuy wax. li bi ci gën a garaaw mooy perte de confiance am nañ ay banquiers yu nu financé buñ gisee ne li ñuy def waxtu wu ne mën nañ ko taxaw ko waxtu du la wuyu boobu gën a garaaw. dafa am ñu réew mi tànn urbanisme cadastre conservation environnement. préfet maire ñii ñooy décider ci kii dana tabax mbaa kii du tabax bu ñëw ñu xasee décider ba noppi mënatuñ dégg benn groupe jóge fële ñëw ne nañ def nangam. ñu dolli ci ne nguur gi moo war a àddu jëmale ci seen mbir mi ndax kat ma ngay ëpp loxo foog nag ñu xoolaat bu baax ana kan mooy kan. mënuma yeew rek ma créé benn association indi ñett nit jógee fële ay ñett séeréer ak yooyu ak ñaari joolaa taxaw fii ne damay créé association. yow ne damay xeex comme loolu amul sens te aussi amoon mandat ci kenn charge suprême bi président bi moo ko yoree tey jii nañu sant yàlla de plus en plus am nay leaders sénégalais des chefs d'entreprise courageux n'est-ce pas et qui souhaitent vraiment bëgg nañu pour développer secteur bi à la place des multinationales mais loolu dañu war a sant yàlla jàppale leen doole leen. collectif bi nee na du bàyyi noonu day yomb torop li mu bëgg mooy wéyal xeex bi ci njàppandalu ñi nga xam ni ñoo dëkkee ci wetu corniche bi ak liggéeykat yi nga xam ni ñoo nekk ci hôtel yi. association bi ëmb raffineur africain yi ak SAR ñoom daan nañuy xëyee ab lël ña ngi ko duppee arrêt métal des unités de production la ko tax a jóg nag moo di daje wecc xalaat ca na nga xamante ni noonu la ñuy liggéey ku ne wax sa morom expérience ba nga dund ngir nag liggéey bi gën a mën a sotti waaye it machine yi gën a mën a daal def li nga xamante ni ñoom la ñuy séntu ci ñoom ca diiru ñaari weer yooyee ñu taxaw nee nañ danañu ci profito xoolaat seen mboole mi machine waaye it yokk kaaraange gi nga xamante ni ñoom ñoo di liggéeykat yi ay satu pay
ab lël am diggante association des raffineurs africains ak SAR si ndaje googule ñu siy waxtaanee lii di arrêt métal des unités de production naka nag la ñuy misaale terme bi ni mel. arrêt métal li ñu ko mënee misaal mooy xoolaat sa jumtuwaay yi nga xam ni moom ngay liggéeyee pour defaraat ko mën a yokk mën a yokk daanaka gudd fanu jumtuwaay yi mën ko yokk et puis pour mën a permettre aussi li nga xam ne doxaloon ci machine yi ñu xoolaat ko. ndaje bi itam dina tax ku nekk weccu expérience ci liggéeyam. Nous sommes dans une industrie où tout est très très cher. wàll wi ñuy liggéey mu di mbirum raffinerie daanaka lépp a cher booy xool njëg yi nekk na xaalis boo xamante ne jéggi na dayoo loolu nag kon bu ñu mënoon di jël di partager ci wàllu raffinerie di weccante xalaat dina tax ñu mën a xam ku ci def yenn njumte wala sax ñi nga xam ne dañoo jubal mu jaar ci yoon bu boobaa nag ñu weccee ba nga xamante ne ku ci nekk dina ci mën a gis sa bopp. Si on a une bonne pratique de la faire partager avec les autres. ay normes nag ñu teg ko ngir liggéey bi gën a jaar yoon. dafa xaw a dangereux. bu ñuy wax lu mel ni affaire ay pétrole ak lu kii ku ciy dugg da nga war a gérer wàlle aussi problème sécurité sécurité moom boo ko gérer wul daanaka jarul sax nga ciy sori waaw parce que suñu responsabilité la aussi la vie des personnes yi nga xam ne ñoo wër raffinerie yi yàlla tere ko bu musiba amee dafa indi ay jafe-jafe. juróomi at bu ne ñi sekk association bile di amal lii di arrêt métal des unités de production ngir kaaraange gën a taxaw. correction baccalauréat bi ak mesure bu bees bi ci nguur gi jël benn copie du génn lépp ci biir centre yi la ñu koy amale yooyee correction doxantu nañu ba ca centre Seydou Nourou Tall jury 976 xool foofu nañu koy doxalee fekk nañu fa ay professeur ña nga woon ci anglais ba ci boobee correction gis nañu ni nag la doonoon seen yéene moo di xëy na nguur gi waxtaane woon mesure bu ni mel laata ñu ko jëfee ndax ñenn ci ñoom gis nañu ni yombul Aminata Mbare Sow. ginnaaw bi candidat yi sëggee ci seen feuille ba pare ñi nga xam ni ay surveillant lañu ñooy ramasser copie yi daal di koy dajale bu ñu pare ñu nëbb numéro yi liggéey bi daal di tàmbale pour président jury ak ñi mu àndal buñ ci jógee nag ñu daal di jottali feuille yooyule ñi nga xam ni ñoom ñoo ko war a corriger atum ren nag correction yi ci biir centre d'examen yi lañ koy amalee. xam nga correcteurs yi ñoom dañ doon yóbbu faral di yóbbu seen copie seen kër di koy corriger foofu. mais cette année li kii mesure yi ñuy jël mooy que ni correction yi dañ koy def sur place donc loolu lu mu laaj mooy benn professeur warul génn copie dem ak moom ci këram. ci noonu centre bu ne ñu daal di fay aménager ngir dalal ñi war a corriger benn ci ñoom a ngi nii ñoom nag épreuve anglais la ñuy corriger. bon méthode bu baax la quoi waaw méthode bu baax la parce que day tax sax ba affaire yi gën a leer correction bi mu gën a leer quoi waaw. pour man daal ancienne méthode bi daal moo gënoon parce que je crois que boo xoolee professeurs yi ba dëkkuñu à côté ils viennent de très loin fu ñu jógee day sori léegi boo leen bëggee jëlee fu ñu jógee avec ak embouteillage yu bëri yi non seulement dañuy tardé man maa ngi nii sànq laa ñëw. nekk ñaari correcteur laa am ci matière yëpp. ba mu des économie mi nga xam ne benn correcteur rek laa am. lenn rek moo leen jaaxal mooy délai bi ñu leen jox ragal nañ ne duñ ko mën a respecter. waaw man nag moom teel ma commencé correction bi parce que balaa may jot copie yi presque ay 17 heures moins yooyu laa jot copie quoi waaw lañ ne dafa kii bi anonymat yi après ñu jox ma copie nii mais ba léegi pareegu ma maa ngi si waaw ba léegi bon corrigé na ay 120 copies présentement sur 150 copies. sànq laa ñëw corrigé wu ma sa lu mat 10 copies te maa ngi am 140 copies. correction sur place bokk na ci li bees ci baccalauréat bu 2016 waaye nag bu ñu sukkandikoo ci yenn jàngalekat li leen gënaloon mooy ñu laaj leen seen xalaat balaa ñuy tàmbali doxalin wu bees boobule.
njàng mi ak prytanée militaire féetee ci juróomeelu place bi ci concours général bu mujj bi ñenn ñi di laaj ndax ak deltu ginnaaw dafa am ca kon qualité wala xarañu ko ndongo yi foofee responsable prytanée nee nañu dara mu ci tey ji kon la fa qualité ak i kàngam gën a am ca cérémonie ba ñu leen doon joxe ay raaya ministre forces armées ma nga fa woon moomee loolee la gis waaye xamante ni moom la ñu jàpp ni moo fay meilleur élève gis na ni moom war nañoo mën a delluwaat ca delloo buum ca mboy mboy ga maanaam jiituwaat nañ ko daan defee Ousseynou Diop. Prytanée militaire Charles Thioré école la bu ñu ràññee ci lu jëm ci wàllu njàng mi baccalauréat ci wàllu BFM itam ak concours général ci atum 2015 BFM téeméer boo jël ñëpp jàll nañu ci wàllu baccalauréat bi téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett yi am nañ seen baccalauréat série S1 bu moom ñëpp dañu mujjee jàll ci atum 2016 juróomeelu place bi mu jël ci concours général bi coow li bare na lool. wax naa léegi ni juróomeelu place bi neexuñu mais dama wax ni tamit concours général nekkul baromètre bi gën pour mesurer la vitalité d'une école suñu objectif la nag concours général parce que ñun suñu objectif mooy nekk premier partout nekkuñu ko ren incha allah dañ koy wut pour nekk ko déwén incha allah mais suñu statut école Prytanée école d'excellence la ñëpp xam nañ ko. ginnaaw ba kilifa yi génnee joxe lu jëm ca résultat concours général bi Prytanée militaire nekk ci juróomeelu place bi ak fukk ak benn ci ay lauréat tax na kilifa yi ñoom la ñu xamle mooy amul lenn loo xamante ni soppeeku na seeni performance. dafa mag démb mag tey dafay mag ëllëg incha allah dañ ciy liggéey parce que d'abord commandement bi dañu jàppale élèves yi tamit dañ ko gëm encadrement bi fi nekk tam gëm na ñun ñi dañoo war a nekk toujours ca kanam. Mohamadou Moustapha Diédhiou mooy meilleur élève ci établissement bi ci atum 2016 ak moyenne 18,73 mu jàpp ni nërmeelu am na waaye du tax ñoom liggéey ba ñu taxawoon ñu daal koy bàyyi. daa amoon benn déception bu nekkoon si man mais xam naa ni lii benn échec la mais du ñu dalaat loolu wóor na ma dañuy daanu mais dinañ gën a mun jugaat. kilifa yi sax joxe seen i xalaat ci wàllu juróomeelu classe bi lee ministre bi lépp lu jëm ci wàllu forces armées ci ndaje mi doon amal fii ci diwaanu Ndar Géej ngir neexal xale yi àddu ci Augustin Tine lii moo ciy xalaatam. yaakaar naa dellul gannaaw parce que boo déggee notes yi pour ñi jàng école en tout cas képp ku jàng école yaakaar naa ku jege moyenne 18 vers 19 yaakaar naa kooku moom jàngam mat na. école bi li fukk ak ñeent ci ay nationalité ñoo fa ne lu toll ci juróomi téeméer ci ay élèves di fa yeewoo administration bi ni naam place bu njëkk bi ñàkk nañ ko waaye teewul résultat yu baax yu ñu amoon tey lañ ko gën a am ci Prytanée militaire Charles Thioré. gaynde yee ñuy wax ci wàllu basket ak ni ñu taxawee kon ci jongante yu mujj yi fédération bi kon rawatina direction technique bi jàpp nañu ni daal lu ñuy rafetlu la ndax phase test la woon waaye démérité wuñu ci kanamu équipe yu mag demee nay Canada ak Turquie ba tax na ni ñu tàmbalee gis nañu ni daal bu ñu ko wéyee bu ñu dellusee fii ci Afrique coupe bi mën naa teguwaat seeni loxo Mamadou Ndiaye Jafara Ba. di Maguette Diop ko xamle. ñëpp xam na ne bi fay dem suñu objectif principal moo doon ñu dem préparer équipe boo xam ni dina mën a taxawal dina ko mën a taxawal fii ak Afrobasket bii di ñëw ñu jël ko bu fay dem nag dañuy dem ak entraîneur boo xam ni entraîneur bu bees la ñu liggéey ak moom pour taxawal équipe bi ñu dem gis nañu ñoom li ñu liggéeyagun ñu rafet ci njort parce que aussi gis nañu équipe bi ni mu taxawee muy loo xam ne mën nañu wax étape bi mën nañu wax ni bien que gañeegul nag parce que man loolu laay wax li gën mooy ñu gañe ñu bañ a nag naaw wax ni def nañu lu baax par rapport équipe yi nga xam ne équipe yu mag lañu. entraîneur espagnol bi di Porfirio Fisac mi tàggat gaynde yi ni groupe ba mu yóbbu groupe bu am jom lañu joueurs yi wane nañ ni mën nañu dajeek mbooleemu équipe ci àdduna bi li des kay mooy Afrobasket bi. La sensación que tengo dentro es muy positiva. Sa sensation intérieure est très positive. lu am solo la gone yi wane man sax dañ ma bett ci wàllu xel maanaam mental ak xol ndax moom la ñu y me he dado cuenta de que somos corazones parecidos o somos mentalidades muy parecidas. Il s'est rendu compte que finalement ce sont des mentalités et des cœurs très très ressemblants. li aju ci contrat Porfirio Fisac moom xaatima guñ ko ab accord moral rek la am ak fédération bi waaye fédération bee ngi xam ne ni moom Porfirio Fisac moom mooy yor équipe bi ba Afrobasket bi ñu dëkkmal.
moom entraîneur bi nag gaynde itam rafetlu nañu ni mu jëflante ak ñoom meneur de jeu bi moom ci boppam moo koy xamle Thierno Ibrahima Niang gis ni dafa boolewaat gaynde yi kon def ci ñoom loo xamante ni moom mooy envie de vaincre chaque fois ñu am ndam delloosit dal ci biir équipe bi ba tax na rafetlu nañu ab teewaayam ñu teewlu ko ci micro Cheikh Sadibou Diarra caméra Younous Diatta. buy liggéey da nga xam ne xol lay liggéey maanaam du question de xaalis wala du question dara maanaam xol ak xam ne Sénégal am nañ potentiel nu mu tuddati sax like talent to do whatever ñu bëgg a def te moom xam na ne loolu ñun am nañ ko sow bu ñëwee jàpp si noonu ak xolam bi mu indaale parce que bu match bi jeexee ki ngay joué nañoo jox la loxo te respecté la te bu njëkk ba ñun loolu lañ manqué woon te bu fi suñ toll nii suñ ñaari match yëpp boo joué ba pare nga gis ne supporter bi amuñu fa mbokk ñun mais ñun la ñuy faral ñun la ñuy tàcc sow am na lu mu wane que ni gars yi seen xol yeeg seen xadar yi yëpp def nañ ko si terrain bi te loolu moo solo ci sportif. ba tey ci wàllu basket ak NBA Gorgui Sy Dieng moom donc kon du mooy doomi Sénégal bu fay nekk ci saison bi ñuy dëgmal ailier fort bi di toll ci 2m7 Georges Niang moom it engagé wu na ñetti at ca Indian Pacers ci talaata ji yegg si ci li nga xamante ni moom moo di yéenekaay yi li ñu xëyee tey ji ak nga xamante ni moo di soxna Naata Mbaye. dal leen ak jàmm le quotidien di fàttaliku dellu fukki at ci ginnaaw yéenekaay bi wane waat ab publication bu mu génne woon lundi 13 novembre 2006 jamono jooju suñu naataangoo yi bindood Idy dévoile les discussions de Rebeuss tey moom xët wu njëkk wi mooy passé présent l'origine du protocole de Rebeuss ci page 6 ak 7 Idrissa Seck nettali négociation yi naka lañ ko dooree woon mardi 15 novembre 2005 jàpp lundi 6 février 2006 ba ñu ne ëllëg lañ koy féexal maître Nafissatou Diop Cissé maître Ousmane Seye Idrissa Seck ñoom ñëpp ñu ngi cay wax ba léegi quotidien gis ni mën nañoo comparer ba dee conditions yi ñu bàyyee Karim Wade ak non-lieu bi Idrissa Seck amoon indil Idrissa Seck bàyyil Idrissa Seck moom moo nekkit ci xët wu njëkk la tribune chantier de Thiès le pouvoir veut rejuger Idy jëwrin bi ñu dénk wàllu ndaw ñi Mame Mbaye Niang joxe ay numéro compte bancaire ngir prouver avocat jëwrin bu njëkk bi woon maître Jean Pape Seye moom ca boppam kiliyaanam promettroon na ko ni dina rembourser 21 milliards Abdoulaye Wade Mame Mbaye Niang di ca dolli ni procès mën naa amaat maanaam ñu attewaat Idrissa Seck secrétaire général ndawu APR def ab contribution ci colonne la tribune ñi yëngatu ci wàllum yoon maanaam magistrat yi kan moo leen di àtteeg état bu Sénégal le populaire xamal ni ñu UMS union des magistrats du Sénégal mu ngay fippu bëggatul njiitu réew mi bokk ci conseil supérieur de la magistrature loolee lépp ngir yoon Sénégal moom boppam def liggéeyam na mu waree Maguette Diop ak ñamu àndal di ñaaw lu jëwriñ bi ñu dénk wàllum koom geeg na fa réew mi lam leen digoon te defu ca dara ab tayeef sax lañ ci gis ñu wax ba léegi ci wàllum yoon ak Boy Djiné mi jommal Rebeuss ba bëggatuñ koo fat loolee wax loolu l'observateur Boy Djiné un détenu encombrant kenn bëggu ko démb ginnaaw ba mu jàkkaarloo procureur dafa waroon dellu xaaraat beneen jàkkaarloo tey jile waaye ba ñu eggee ca prison bu Rebeuss directeur ba dafa lànk ba tëdd ca naaj wa ni du fa dugg ndax na muy rëccee daf leen di jaaxal loolu ba tax na élément brigade intervention polyvalente jagat-jagatee ko yóbbu ko commissariat central fa la mujjee fanaan démb la woon prolongation Bercy 2016 bu Wally Seck tey jile arrêt de jeu yi la tontu du forox na ko Wolof Njaay di waxee moomi Seck mag bu jigéen ci Balago Seck moom mooy wax ci l'observateur ñu fas yéene porter plainte promoteur yi ndax respecté wuñu seeni engagement moomi Seck dolli ci ni promoteur yi dañoo ameel rakkam bu góor xaalis ba noppi di jéem a fënatal di bëgg a teg nit ñi dil rax ca dolli mu ne promoteur yi bu ñu nee Youssou Ndour moo tax Wally Seck daal di jaay ay billets yu bees loolee Youssou Ndour sagam la war a doon sax ndax Youssou Ndour papa la ci Wally Seck dafa def waree fam képp moom artiste musicien boobu Youssou Ndour dafa mel ni daa def séddale bii bukki bii njuur wala nduur bii sàmba loolee la tem mooy wax vacances citoyennes 2016 Mame Mbaye Niang dafa jox marché animation lu toll ci juróom-ñeent ci ay concert kii di xaritam di collègue am di Youssou Ndour yéenekaay bi ne ab dil sax nag moo am ci ñaari gaay yooyu ginnaaw vacances citoyennes année bi la weesu at wile it Youssou Ndour dafa jël yëf yi daal di ko ne fuuf ci poosam daal di cay toog ñetti téeméer ci ay millions ñu jàll ci wàllum politique jafe-jafe yam ci parti socialiste Walf Quotidien samp laaj Khalifa Sall naka lay def ba foqati parti socialiste ci loxo Tanor moom ak ay naataangoom yaakaaruñ ko fenn lu dul ci comité central date bi jàppaguñu ko te bureau politique bi ci boppam moom moo ko war a fixé ci jamono ji Khalifa Sall bëgg a foqatee parti socialiste yeneen politiciens yi ñu ngay jàll ca leneen maanaam egg ci législative 2017 ak doole wala bokk ci élection présidentielle 2019 le printemps des enchères loolee la ñu mën a liir ci xët wu njëkk wu enquête bëri na ay coalition yu taxaw ci kujje gi naka noonu ci majorité présidentielle ci coalition yooyu mën nañ cee lim EFOP entente des forces de l'opposition jamono ji ñuy ruuma ndaat dañoo bëgg a yokk député yi wala ñu bëgg a dàq élection législative yi EFOP ne du ca dal jële député yi téeméer ak juróom fukk indi leen ba téeméer ak juróom benn fukk loolu ñoom ñoo bañ duñ ko
ko nangu. Aliou Sow porte-parole bés bi ne luy ndeyu fukki député yu diaspora duñ ko dindi ci quota bi ñu jagleel liste départementale yi. beneen mbir bu ñu dul nangu it mooy ndëgg sërëx bii ñu teg ci wàllum refonte fichier électoral ñoo bañ duñ ca dugg loolee bunt la képp ngir état bi mën a pousse élection yi. ak jaxasoo bi ñu nemmeeku ci wàllum politique réew mi li mu gis mooy parti démocratique sénégalais ak Karim Wade ñoom ñooy arbitre yu bees ci guerre bi am diggante Macky Sall ak Idrissa Seck. ñu gis ni parti démocratique sénégalais mën na jën mën na yàpp mën na keccax waxul opposition la bokk waxul majorité la bokk. L'As quotidien xëy tey ci sapeur pompier yi grogne dans les casernes ñu ci bëri la ñu bëgg mooy logement de fonction ay àll traité daal di leen di abal bàyyi ko ndax liggéey nañ ba noppi bàyyi ñeneen ñi ñëw dëkk nee nañu ñetti àll traité ñoo leen la jël 8 te ne duñu génn ki àll traité gul Yékini ci sunu làmb Baasul ak Joal ñu ngay waajal seeni doom loolee lépp ngir mu daal di am ndam ca stade yéene kaay moom Diao Baldé Keita wane ni mer na bay futtu dootul nangooti waa Lazio de Rome nañ koy traité moom sax joueur bi lànk ne bokkatul ci ay entraînement. Libération xëyee lu doy waar opération antiterroriste ba ñu amoon ca Yoff Tongoor am na sax kenn ku doon xeexal waa Boko Haram teg ci ñetti élèves yi benn étudiant bi ñoom ñëpp ay recruteur lañu woon ñaari classe première lañ nekkoon ka ca des classe terminale ci jamono ji seeni morom di jàng ay leçon ñoom ñuy jàng naka la ñuy kalaatee ay bomb yendoog jàmm. ngërëm ko soxna Naata Mbaye jaajëfal leen bu baax yéen ñaan nag ñun benn waxtu ba léegi rédaction bi incha allah danañ dellu si 19h30 20h ci yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen wéy di ànd ak programme télévision Futurs Médias ngeen jëf.